seen jotaayu politique moo leen di indil 45 minutes chrono di émission buy dalal ay politiciens ay kilifa diine ay leader di amee fii ci Thiénaba TV émission boobu la ki leen koy defal mooy Moussa Ndiambe Gueye dangeen ko xaar chaque dimanche bu 21h jotee fii ci Thiénaba TV. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokku téléspectateur bu Thiénaba TV di jiital ci nuyoo bi la xalif général Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam waaye jël nuyoo njaboot maam Ahmadou Ndak yëpp di ko teg ci loxo nuyoo kilifa diine yi ci nekk ci réew mi tamit ñu teg ko ci loxo waaye wàcc ñu l'administration territoriale bi nekk au niveau di Thiénaba monsieur Ndiack Sarr ñu koy nuyu ci moom la ñuy jaar nuyu son excellence le président Macky Sall di nuyu waa réew mi yëpp waaye téléspectateurs yi ak internautes yi ñoom tamit ñu leen di beral nuyoo di amaat mbégte ñëwaat ak yéen ci seen émission muy ñetteel ci émission 45 minutes chrono 45 minutes chrono waxoon nañ leen ko fii lay xewee ci Thiénaba TV 21h dimanche bu jot. ñu dalal kenn koo xam ni tey ñu jàkkaarloo moom pendant 45 minutes mën a waxtaan ak moom loo xam ni yow mi seetaan yow téléspectateur bi dina nekk njëriñ ci yow tey nag macha allah ñu ànd ak kenn ci doomu Thiénaba yi muy monsieur Bathie Ciss xam naa ni bu ñu leen ko présenté moom mooy def présentation boppam ginnaaw bu nuyoo ba pare rek su ko defee ñu dugg nag ci émission bi proprement dit monsieur Bathie ñu ngi lay nuyu. sëñ Ndiambe ñu ngi leen di fay. di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi jàkkaarloo ci ñu déglu seetaan di nuyu waa Thiénaba yëpp te jël nuyoo yi di ko teg ci loxo Baye As ñi nga xamante ni moom mooy xalifa di ko ñaanal yàlla toogaayam bi yàlla na toogaayu ndam maga ñu ko jiitu yàlla yokk seen leer yàlla yokk seen yërmande liggéey bi nga xamante ni mun ko wax yàlla ko ci yàlla defal tawfeex ak ay si di nuyu population Thiénaba bi yëpp fépp fu ci waay nekk dañ leen di dara nuyu di la nuyu Ndiambe di la jaajëfal di la remercier ci dalal bi nga ñu dalal di leen ñaanal liggéey bi nga xamante ni yéen a ci nekk yàlla na ngeen ci am ay ndam télévision bi yàlla na màgg ba mel ni télévision yu mag yi nekk ci réew mi ba romb ko. amiin jërëjëf monsieur Bathie Ciss xalaat bi ñu ci am déjà bi ñu la nee invité nañ la ci 45 minutes. waaw jërëjëf sëñ Ndiambe fii jamono toll communication daf ci nekk lu nga xamante ni daanaka lépp looy mënti def bu nekkul. genn wàll ga mën naa ëpp genn wàll ga parce que dafay tax li nga xamante ni moo nekk ci xel yi ak xalaat yi ak initiative yi programme yi mën ko bokk ak nit ñi donc seen concept d'abord seen télévision bi dafay permettre Thiénaba ci boppam avant ñuy génn fenn ñun ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu mën di échanger ci domaine bu mënti doon ci domaine bi ci jiitu mooy domaine diine ñu permettre ñu mën di jot ci programme yi di jot ci waxtaan yi di jot ci fàttaliku yi nga xam te ne daan nañ ko nee nañ ko fi fàttaliku c'est important beneen bi mu nekk loo xam te ni daf ñuy permettre ñuy waxtaane sunu gox waxtaane sunu localité la ci aju ci wàllu économie la ci wàllu aju ci wàllu sport la ci aju ci wàllu politique ñu permettre ñu koy échanger bu yàlla dogalee nag ñu nekk ay acteurs publics dañu wax acteur politique mais ñu nekk ay acteur public kon bu ñu amee occasion mën a waxtaan ak askan bi franchement ki ñuy permettre occasion boobu amal nañ ko jaajëf et concept bi nga xamante ni moom moo nekk ci émission bi ñu concept 45 minutes chrono dafay wane ni dañu nekk dans un monde de mutation boo xamante ni lépp loo def rek da nga koy boole li tubaab bi tuddee célérité maanaam ak njaxlaf ak bu boole ci njaxlaf gu ànd ak xeltu. dëgg la donc bu waxee 45 minutes chrono. dafay wane ni njaxlaf la. waaw mais dafay ànd ak xeltu. dafay ànd ak wax lu nit ñi mën a dégg. dëgg la ba mën cee takk. macha allah mu nekk lu am solo kon gis ngeen ko kenn ngi nii koo xam ni tamit moom concept bi Thiénaba TV teg
muy ndamul teraanga loo xam ni damay wax ni ku nekk am na ci sa wàll kon yow mi seetaan te am loo mën a sotti wala loo mën a dolli ci ndab li yow tamit sa wàll mu fi macha allah kon tey ñu ngi seq waxtaan ku ñuy wax Bathie Ciss fan la juddoo fan la jaar ba tey ñu toog fii jàkkaarloo moom ci li mën a xam te mu mën a mucc waxtaan. jërëjëf sëñ Ndiamé Bathie Ciss dafa nekk ku nga xamante ni niti Thiénaba la su ma nee niti Thiénaba la maanaam mooy koo xamante ni dafa juddoo Thiénaba boobaak léegi mu ngi bëgg a toll ci ñeent fukki at ak juróom fii ci exactement Thiénaba Gare jàngee fi yaroo fi màggee fi ay waajuram dëkkoon Thiénaba jàngee def li tubaab tuddee humanité jàngee fii primaire école primaire Serigne Ibrahima Seck ñu bokk ci ñi nga xamante ni bi ñuy def feetu école Serigne Ibrahima Seck di ko tudde Serigne Ibrahima Seck boobu mu ñu fekk ci école bi ñu nekk ay tuutànk di jàng ñu koy fàttali toujours maam la leen def ci ñun biñ fi jógee ñu jàngee Thiès mottalee ko Dakar ba yàlla dimbali ñu am baccalauréat dem université Cheikh Anta Diop jàngee fa dem ci faculté bu ñuy tuddee faculté des sciences juridiques et politiques am fa lijaasa ci wàllu droit yàlla dogal na it ñu mottali njàng moomu ba spécialisé wu ci droit international ci droit des affaires ak ci commerce international yàlla woomat ñu ba ñu mottali njàng moomu ci ay certification Genève ci Suisse ak Chine ci université Hunan yàlla dogal loolu lépp bu mu matee ñu commencé di yëngatu ci liggéey UNESCO liggéey ENDA Thiermol jóge fa dem fu ñuy wax agence sénégalaise pour la promotion des exportations mu fa jógee nekk conseil technique numéro 2 bu ministre Alioune Sarr en son temps mu nekk ministre du commerce jóge fa président dénkaat ma yenn responsabilité muy secrétaire général bu agence pour la promotion des exportations sur le plan social yàlla def na nag ñu nekk acteur ci mouvement associatif ci Thiénaba nekkoon ci nawetaan yi nekkoon ci organisation nawetaan yi nekkoon fi président d'ASC nekkoon fi président de zone nekkoon acteur aussi ci mouvement associatif étudiants yi may rappeler très souvent que première association étudiant wu Thiénaba yi bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu ngi ko fase sama néeg au pavillon A du campus social bu université Dakar su ma rappel boobu ñu mel ni ñoom Daouda Diop ñoom Pape Daouda Diop ñoom Abdourahmane Ba Xawsu ñoom Alioune Sawaré ñoom Pape Matar mi nekkoon suñu doyen ak Ndiaye Guri Ndiaye ñëpp ci lañ bokkoon ñoo ko njëkk a sant foofu bariwuñu woon ñoo fi njëkk a dajaloo donc nekkoon ci association boobu ci wàllu politique aussi yàlla nattoo ñu politique ñu def politique bokk ci parti bu ñu tuddee AFP Alliance des forces du progrès te président Moussa Niasse jiite ko yàlla dogal ñu bokk ci ay élection 2014 yàlla def ñu nekk premier adjoint au maire loolu ci responsabilité politique yi nga xam te am nañ ko ci gox bi. macha allah kon mu nekk lu am solo yaakaar naa ni présentation bi leer na ci ki bëgg a xam ki mu toogal kan la pour mën a dégg waxtaan bi ñuy war a waxtaanee. ñu ngi lay jaajëfal ci leeral bu am solo bi xam naa bu ñuy seetlu dañuy gis ne sa lépp kon Thiénaba lay dellu si waat ndax nit moom bu juddoo Thiénaba jàngee Thiénaba yàlla def mu wàccaat ci base bi. def politique ba am fi ndombal tànk nekk premier vice président maire premier adjoint au maire ci Thiénaba
kon dafay Thiénaba la ci biir Thiénaba monsieur Bathie Ciss du ma wax ne monsieur Bathie Ciss DG dama naan monsieur Bathie Ciss premier adjoint au maire ci mandat bi nga xamee ni moom nga am ci municipalité bu Thiénaba di passé dañu gis ni yaa premier adjoint au maire nga mais dafa mel ni da nga xaw a sori tuuti maire bu Thiénaba. xaw ma sori maire bu Thiénaba. dama sori maire bu Thiénaba. incha allah lan moo waral loolu. alors li ko waral mooy. dañu ànd 2014. mu metti woon lool. ñu ber sunu langue bopp. lalee ko engagement. responsabilité. mais ngor. président Macky Sall tànnoon mbërëm. niñ ko tànne woon. neexuñu ñu. neexul leen moom. niñ ko tànne woon. neexuñu ñu ndax donte ci politique lañ nekk aussi. waaw démocratie. dafa am nu muy doxee. kon buñ leen di tànnal ki leen di jiital. am na nu mu fa war a tëddee. pour rappel rek. waaw dañu ñëw organiser wu ñu tenir ay réunion Benno Bokk Yaakaar. ñu ngi woon ci Benno Bokk Yaakaar. waaw Talla Diagne. Abdou Gningue. Talla Seck. man. ak ñeneen Adama Diop. ñëpp ñu nekkoon ci Benno Bokk Yaakaar. di waxtaan. def nañ ay réunion mais avant waxtaan wi du sotti. Moustapha Diakhaté moo ñëw Thiénaba daal di ne lii la coalition bi décidé dégluwuñu sax. kon décision ci kaw la jógee. dégluwuñu sax. xam nga décision mën naa jóge ci kaw. mais defin wi rafet. dégluwuñu. ñu ne Abdou Gningue moom mooy coordonnateur bi. mooy candidat bi. Serigne Gueye moom mooy mandataire bi. ñun ñu jàpp ni loolu warutoon a am. am na leneen lu waroon a am. d'accorduñ ci. parce que man jàppoon naa ni commune bi moo nañ ko yoree. boobu commune rurale bu jëm ci commune. war nañu mën a am yeneen perspective. jàppoon naa ni war nañu am faneen fu ñu dem. jàppoon naa ni jotoon na Thiénaba ñu am beneen approche ci politique. alors bi loolu amee d'accorduñ ci ñu génn. je rappelle. ngeen génn Benno. génn Benno Bokk Yaakaar. ber sunu langue bopp. mu nekkoon jour boobu yaakaar naa ni man damay jóge Dakar di ñëw. Talla Diagne ak Talla Seck. ñu ngi waroon xaar sama buntu kër maam Thiénaba Gare. bu ñu ñëwee ñu waxtaan. ñu ne lii ñun ñëpp ànduñu ci. kon nañu organiser wu xool lu ñuy def foofu lañ commencé di organiser woo. bu ñu organiser woo ma tëb état yu bari. waaw baax si kii ñu war a samp def coalition. ñu def coalition. coalition bi ñu def récépissé AFP la ñu utiliser woon. li ñu utiliser récépissé AFP ba def coalition bi. ba def investiture yi ak coono fa am yëpp. parce que boobu il était important que ñun ñi nga xam ne seq nañ ko ñu mën a waxtaan ba jubóo te dama ci nekkoon un élément fédérateur. ba sacrifier sama bopp ci ay conseils. pour que coalition bi mën a taxaw. alors bi ñu defee loolu. Talla Diagne nekk tête de liste majoritaire. Rokhaya Kandji nekk responsable des femmes de l'AFP nekk tête de liste proportionnelle. ñii la ñu demee élection. ba gagné. bi ñu gagné ñu commencé tasaaroo. mais le noyau dur est resté parce que engagement yi ñu jëloon la. bi noyau dur bi resté engagement yi ñu jëloon ñu continuer jël yeneen engagement ci la ñu ne fi situation bi toll. ñu waxtaan suñu biir ak ay facilitateurs yu ñuy dimbali. ñu waxtaan suñu biir pour maintenir suñu bloc boobu
parce que mënuñu gagné ba pare ñu dem ci fal maire keneen yooluñu ñu dajaloo waxtaan ak des facilitateurs ñu ne nañu jiital Talla Diagne man mu topp ci nekk premier adjoint Fama Ndiaye nekkoon ci groupe bu Talla Seck nekkoon deuxième adjoint yàlla dimbali ñu bi ñu demee aussi en salle yàlla dimbali ñu équipe boobu gagné bu équipe boobu gagné commencé di war a mën a doxal alors ñu doxal loolu 2014 la ñu doxal 2014 jeex équipe buy doog a ñëw c'est normalement ay cafouillage 2015 ñu commencé ñu gis ni am na loo xam te ni ay rectification yoo xam ne war nañ ko def ñu gis ni vitesse yi ni nit ñi di dawee ci équipe municipale bi ñu amoon déjà bokkutoon parce que kenn ku nekk xëy na la nga naloon boo ko commencé tijji ñu xam ne wuute nag engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko maanaam warante commencé am warante commencé am je le dis très clairement warante commencé am bi ci njëkk mooy Rokhaya Kandji bi nekkoon tête de liste proportionnelle dañ ko génne ci conseil bi c'est vrai il y avait des conflits ak sa sœur Ndeye Coumba Kandji maanaam yoon na ko génne waaw yoon na ko génne waaye dafa am yeneen engagement yoo xam te ni waxtaane woon nañ ko ci coalition bi bu ko yoon génnee Rokhaya bi mu génnee du conseil AFP moom moo ko remplacé ok conseil beneen parti moo ko remplacé kon Rokhaya dafa duggoon en tant que conseil AFP waaw léegi nag bi mu génnee du conseil AFP moo ko remplacé mais am na yu ñu ci waxtaane woon waaw ñun ñi nga xam ne ñoo ko séqoon yooyu après ñu gis ni mu ngi commencé sooxe mais yooyu problème de personne ak problème politique la dëgg la c'est pas tout à fait important ci bu ñu waxee engagement wu Thiénaba mais ni ngay comporté woo ci engagement yoo jëloon démb par rapport ak tey dafay wane yow fa nga mën a jëmee nit ñi nga xam ne jiite nga leen wala communauté bi nga xam ne jiite nga leen donc loolu moo taxoon ñu commencé déjà di am ay doute ci collaboration et puis ñu dem au fur et à mesure ñuy avancé 2015 ñu gis ni il y a des écarts ci comportement yi mais il y a des écarts ci li ñu comprendre commune bi noonu lañ ko war a yore la am na ay waxtaan yu ñu am suñu biir am na ñu ci jaar di jéem a waxtaan pour que ñu mën a suulewaat groupe bi ñu mën a delloowaat askan wi li nga xam ne moom la ñu dénk mais plus ñuy avancer plus ma gis ni c'est des intérêts personnels ak intérêt de groupe ñoom lañ jiite am na loo xam te nag kenn du ko wax ci mbedd mais am na ay waxtaan yu am na ay recadre yu am mais taxul mu jur solution ci jamono yooyu taxul mu jur solution mais waaw bu yàlla defee nga yor ay responsabilité yàlla def nga am loo xam te ni noonu lañ la yare dafay am loo xam te ni doo ko mën wala boo ko mënoon da nga ko jomba def parce que du doon ruus a def da nga ko jomba def dinañ ñëw foofu monsieur Badji maanaam ci cadre boobu ñuy waxtaane ba léegi ci cadre bi ñuy waxtaane ba léegi muy cadre retracé nga ñu histoire coalition boobu nga xam ne moo jëloon mairie bi ci élection yi passé mais tey éclatement am na depuis 2015 defe naa loolu wax 2016 léegi booba ak léegi nan la Badji taxawee Badji moom dafa arrière dem taxaw di seetaan wala dafa démissionné wala nan la Badji def déedéet démissionné wu moom dafa am lu ñuy tuddee conseil municipal xam te ni fa la ñuy dajee di waxtaan di def ay délibération di waxtaan benn jamono dama décidé que du ma demati ci conseil municipal ci yenn conditions yi waaw xam nga su ma demee man nekk premier adjoint au maire bëgg a dem conseil municipal ordre du jour boobu ma ko découvrir loolu ak ñi nga xamante ni ay conseillers lañu donc ñun ñëpp am nañ ñoo am solo mais dafa am nu organisation bi bindoo mooy yàlla bureau municipal composé du maire et de ses deux adjoints il y a les présidents de commission il y a la plénière su fekkee man ordre du jour bi dama koy yëgandoo ñi nga xam te ne waa plénière bi donc xaw ma ordre du jour lan lañ ci waxtaan bokkuma ci ñu ko préparé xaw ma dossier yi la contenu des dossiers su ma demee
suñu interpellé ci loo xamante ni man war naa ci man jox sama kàddu je deviens ridicule muy benn ñaareel ba mooy dafa am jëfin bu nga xamante ni su fekkee nit ki xamoo dayoo mu toll xamoo responsabilité ba jëfe ko dafay am leneen looy wone man wurul réunion conseil municipal am un agent de la mairie di ma woo ne ma conseil municipal am ak nu mënti xew dëgg la quel que soit bu ñuy jëlee toutes les responsabilités ko fële am na loo xam te ni dafa rafetul ci ñoo xam ne dañuy collaborer parce que loolu rupture de confiance lay indi bu rupture de confiance amee nag am na yu bari yoo xam te ni doon nga ko wax doon ko jéem defutoo ko bon muy benn muy ñaar ñetteel ba mooy man mënuma je ne peux pas me donner un spectacle mënuma xuloo ci mbedd jombale naa ko sama bopp donte li ma war a wax naa ko wax mais su fekkee su ma ñëwee ci jataay bii su ma yëkkatee sama kàddu ne lii baaxul nañ ko defee nii am ku jóg wax la naka su dul noonu bu yàggee dana am. loolu fu muy amee. ci biir conseil municipal bi ci biir conseil municipal bi. parce que da ngay ñëw conseil municipal ñu armé ay nit takk leen pour que boo yëkkatee kàddu bi dal sa kaw soo melee ni ñoom tontu leen ñu dëkkale la fa nga dëkkul wala ñu yóbbu la ci niveau boo xam ne bëgguloo fa àgg bu boobaa da ngay xam sa bopp te xam ni lay doxal mairie Thiénaba lay yëngal mbir yi du jóge ci conseil municipal bi ma gis parce que dafa nekk loo xam te ni lu mécanique la dañuy xool ndax ànd nga ak maire wala àndul ak maire décision yi ci yooyu lañ koy jël alors que le conseil municipal dañu war di lu tubaab tuddee challenger décision yi nga xam ne bureau municipal mu ngi koy indi parce que bureau municipal bala muy indi décision war na par exemple bala ñuy ñu ne dañu war a dagg Touba Gueye supposons ñu war ko lotiser mais bala ñuy lotiser Touba Gueye la commission domaniale dem na fa ba def rapport am ba indil ko le bureau municipal toog nag discuter question yooyu xool lan moo ci pakk-pakk lan moo ci impact lan moo ci intérêt commune bi lan la ci population yi lan mooy indi conflit lan la ci population yi di xaar lan la ba nga xamante ni waxtaan nañ ko ba tënk ko bu ñu ko génnee en plénière bu boobaa le bureau municipal pour défendre ça. monsieur Bathie kon da ngaa bëgg a wax ni conseil municipal dafa amul niveau loolu nga bëgg a wax. effectivement y a un problème de niveau. te niveau lu njaam njàng kese. waaw déedéet niveau ëpp na loolu niveau du am njàng kese mais niveau li ma séq ak askan wi du ko xew la rek ma jóg dem. bu ko bëgg a wax foofu. ñi nga xam ne ñooy jiite par exemple le maire. mais maire bi conseil municipal xam conseil municipal bi di proprement dit. xam nga nee nga amul niveau. waaw mais maire bi conseil municipal bi est-ce que am na décalage. xam nga. question bu xaw a kii la nag. waaw xam nga. conseil municipal. maire bi nga xam te ne moom moo nekk ci bopp bi. waaw bàyyiwuñ ko moom kese mu jàkkaarloo conseil municipal. maanaam. maire bi dañ ko toftafal ñaari adjoint. waaw ba pare ñu ne ko man nga recruter secrétaire municipal. bu loolu lépp jàllee. ñu ne ko domaine de compétence transféré bu ci nekk. defal nañ dafa commission. commission bi dana am président dana am rapporteur. dëgg la bala ngay génne lenn muy ñëw ci plénière bi. na jaar ci circuit yi nga xam ne war na fa jaar ñu saytu ko ba bu ñëwee ci plénière bi question yi ñuy posé yëpp fekk na yéen waxtaanee ngeen ko réponse day fluide mais bu loolu amul li ñuy indi ci conseil bi mooy bu ma indee man en tant que maire benn délibération damay compter ñi ànd ak man. ñooñu dootuñu xool ndax lu baax la wala lu bon la. mais li ñuy xool mooy maire bi la àndal. bu fekkee ku mel ni Ndiaga Yeeg dafa jóg. daal ne lii de baaxul mën nañu ko defee ñu ne moom dafa contre maire donc loolu dafay tënk nit ñi ci ànd naag diw wala ànd naag diw. loolu bokk na ci li nga wax ni li indi nga wax ni conseil municipal amul niveau. loolu dafa bokk ci. li tax conseil municipal amul niveau parce que nekkatuñu conseil municipal buy réfléchir ci li nga xamante ni moom la askan wi soxla mais dañu nekk conseil municipal buy réfléchir en fonction de da nga ànd ak maire wala da nga contre maire. wala ànduloo monsieur Bathie monsieur le maire adjoint tey kon yow mën nañu wax ni durant mandat bi gis nga depuis 2016 gis nga loo xam ni neexul la nga arrière taxaw téye sa bopp ndax bëgg wax nga ko nee nga bëggoo xuloo ci mbedd bëggoo àgg nit fenn en public loolu nag
responsabilité la tey man loolu mu may poussé ma laaj mais am na loo xam ne àq la buy jógee ci maire wala buy jógee ci askan wi di dem ci premier adjoint au maire muy indemnité noonu laa koy tuddee indemnité boobu est-ce que bàcc da ko bàyyi woon kon ba mu waxee ni moom liggéeyatuma da ko bàyyi ak askan wi wala da ko moom ngi jël alors il y a deux choses c'est pas parce que ñëw ma conseil municipal que nekkatuma conseiller. non yaa ngi premier adjoint au maire ba léegi. nekkatuma premier adjoint au maire. waaw c'est-à-dire conseil municipal ay assemblée délibérative la. waaw dañ ciy ñëw pour délibérer. li may liggéey ci mairie normalement. warul limité wu ci ñëw conseil wala bañ ñëw conseil. kon ñëwoo conseil mais am na feneen fooy. voilà fooy jariñee parce que buñ la xasee fal nga nekk responsable am na yu bari yoo xam te ni ay la yowén di nga ko def di nga ko lijjanti doo bëgg nit ñi yëg. damay joxe ci benn exemple. waaw te bari na. waaw bi coow 600 hectares yi xaw ma 300 hectares yi amee. nekkoon Mbayeen côté Mbayeen. Mbayeen. ba coow li bari. li bari. niveau de compréhension yi maanaam ni ko nit ñi di déggee. wuute. waaw parce que dañu waxoon ni zone économique spéciale lañ fi def. les zones économiques spéciales dafa am procédure bu muy jaar. ba président signé décret. donc mënoo déclarer fenn zone économique spéciale te amagul décret. waaw dëgg la. alors bi loolu amee ñu jox ci ay jéego. ba yàlla dogal ñu gisanteeg Aliou Mara. nga xam ne mooy administrateur des zones économiques spéciales. nekk biir APIX. seet ko bureau ñu waxtaan ci mu ñëw sama bureau ñu waxtaan ci. li ci waxtaanee ma yee ko ci lu bari. mu ne ma kon loolu dinañ ci teggi suñu tànk. parce que am na loo xamante ni moom xamu ko woon umpale woon na ko. promoteur bi moom mu waxtaan ceeg moom ba ci li ma ko yee mu yee ko ci ba ci am na ci ay informations yu confidentielles yoo xamante ni moom mu jël nekk à sa disposition pour wane ni suñu engagement ci Thiénaba nekkul yëngu limité wu ci ñëw conseil municipal ba ngoon nga wàcc dem. Ndiamé les indemnités des adjoints au maire mu ngi nekk ci 60 000 francs yu ñuy dindi impôt. kon xam naa 50 yi tuuti ci tegu. 59 600. 59 400. waaw. alors ci texte bi dañu ne c'est des indemnités de représentation. maanaam ci ku déggul tubaab. maanaam indemnité wu taxawaay. taxawaayu adjoint au maire. parce que tey ak lu mënti xew même bu ñu ma boolewul ci gestion bi it am na foo xam ne boo fa demee taxawuma fa taxawaayu bàcc sis mais taxawaayu bàcc sis adjoint au maire. am na foo xam te ne bu ñu ma fa woowee ma ñëw bu ma fa ñëwee taxawaayu bàcc sis adjoint au maire la. parce que dafay am na ñuy tuddee bu doon ay indemnité de session la. waaw bu doon ay indemnité de session la su ma ñëwul session du ma am indemnité yooyu kon àla kul maire da koy daal di dagg parce que ñëw ma session. mais c'est des indemnités de représentation. kon loolu le texte yi yàlla dafa dogal ñu leer mais man du ma nit buy gedd parce que damay jàpp ni yenn gedd yi comportement yu bu responsable lu la. macha allah tey su fekkoon donte man ak maire bi gën nañoo collaborer mais su ma woowoon tey nee ma am na bërëb sàngam lu fa xew man mënumaa dem. yow damaa bëgg nga dem ci. sañumaa bañ. loolu musta am damay jóg dem ci. mais su fekkee yow da ngaa jàpp ni ku bokkut ak yow xalaat da laa compte. bu waroo koo liggéeyloo bu boobaa nit ñi bu la joxul liggéey it doo ngay toog. bu ñu joxul liggéey da ngay toog. bu ñu bàyyee ba yàlla dogal na man je suis pas un chômeur. dama yor liggéey. yor ma sama liggéey bopp. bu ñu bàyyee ba. lundi soir ñu woo la ne la conseil municipal am na suba loolu lu ma monsieur Bathie loolu lu passé la. bon du ma wax lu passé la parce que déjà mandat bi jeexagul mais ñu ngi ci fin mandat. tey ci coalition ngeen ànde woon maanaam yow coalition nga bokk parce que damay jàpp ni ki ma jàkkaar lool monsieur Bathie Ciss la bu AFP. AFP dafa coaliser nekk Benno Bokk Yaakaar. ak APR mais ci jamono investir yëpp wax nga ma ni ma da ngeen Benno dafa waxoon ni kii la teg
ngeen dem. ñàkk ànd ci loolu. mais tey lu mel noonu bu répété waatoon. waaw nan la monsieur Bathie bon avant tout monsieur Bathie nga baal ma dencaat question boobu am beneen bu ma ñëwaat avant nga indiwaat boobu monsieur Bathie Ciss situation politique au niveau ci localité bi ñu ngi waaj dem élection ndax moom dafa pare pour ñëwaat wala day nekk comme observateur. alors mën naa la ko wax de façon solennelle. waaw mu nekk déclaration. waaw que nekk naa candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar. loolu mooy nag. donc je suis candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar. parce que xam nga. waaw leeral na loolu de bàcc. dañu nekk ci organisation. waaw bu ñu tuddee Benno Bokk Yaakaar. waaw le président am fi ay mbër. waaw président Macky Sall am fi ay mbër. ñaata mbër nga ci xam. ñuy liggéey ak moom. ñaata nga ci xam. ah bu ma juumul xam naa ne Abdou Gningue. mbëru président la ak kan. Talla Ndiaye. njort naa ni. mbëru président la. ak kan. man mii. monsieur Bathie Ciss waaw mbëru président la. coalition bi nag yokku na. waaw waa réew mi. waa réew mi. waaw kon jàpp nga ni. Babacar Ba mii coordonné réew mi. ci la bokk. mbëru président la. waaw ñii. waa PS la. waa PS Adama Diop. waaw jàpp naa ni mbëru président la. waaw kon ñii. kon lu mu gàtt gàtt daal. waaw juróom ñii. président mën na cee tànn ku ko neex. waaw mu jiite ko. waaw donc man. waaw yow Bathie. je suis candidat pour que ñu tànn ma jiite coalition benn. yow daal di juróom ñooñu. waaw tàllal nga sa loxo président. voilà ni ko man damaa bëgg nga jiital ma. effectivement loolu leer na de. loolu leer na. voilà donc je suis candidat à la candidature. léegi nag. waaw. léegi nag ma ñëw léegi tey. xam naa mooy question bi ma làkkoon ma indiwaat. tey bu président waxoon ni ñaanalu ma la ko nag. waaw tànnuma monsieur Bathie Ciss. waaw. keneen laa tànn. nan la monsieur Bathie di doxee. xam nga sëñ Ndiame. waaw politique moo nekkul science exacte. maanaam science sociale. waaw maanaam dafay évoluer. waaw di am lecture boo xamante ne bi nga ko amee 2014. waaw boo ko bëggee indiwaat 2021. mën naa bañ a bokk. mën naa bañ a bokk. dëgg la. mais ñun li ñu intéressé. mooy coalition Benno Bokk Yaakaar continuer di gouverner mairie Thiénaba mais suñu inquiétude fu mu nekk mooy am na ñoo xamante ni suñu leen jiitalee coalition bi mën naa ñàkk ndax li tax mooy dafa am ci ñun lu ñu constaté mooy dafa am rupture de confiance entre yenn responsable politique yi ak population bi te comme ñun suñu objectif mooy gagner élection yi donc dañuy ñaan président ñi nga xamante ni seen diggante population yi neexatul ñu bañ leen di jiital pour que ñu bañ a provoquer une défaite. ah yow da ngaa jàpp ni am na ñoo xam seen diggante. ak population bi. neexul par rapport ak ñi nga fi lim. Ndiame xam nga ni Thiénaba mairie Thiénaba bi ni ko yore nit ñi teel seen xel xam nga ni tey. dañu nekk ci contexte politique préélectoral. am na loo xamante ni moo naa ci bañ a dugg. mais fi mu toll nii dinaa ci dugg ci waay. parce que li tax mooy. nit ñi bëgg nañoo xam daal. li tax mooy. tant que élection tëgguñu ko woon. man dama jëloon sama responsabilité ne ci gestion commune bi kenn mësuma dégg sama làmmiñ moo ko ci. dëgg la. parce que dama jàpp ni nag. Talla Diagne lañ fal mu nekk maire donte ñun ay premier adjoint lañ mais maire ci collectivité locale ci actuellement fi code bi toll. le maire est hyper puissant. maire bi kenn mënu ko téye ku dul le conseil municipal. donc soo amee majorité mécanique au conseil municipal amul lu ko mën a téye. parce que même le contrôle de l'autorité administrative du sous-préfet bi c'est maintenant un contrôle a posteriori c'est pas un contrôle a priori. maanaam moom blocage. maanaam contrôle a priori. mooy bu njëkk. avant réforme 94 yi yaakaar wala 96 yi. avant réforme boobu dafa am loo xam ne bu ko maire bi décidé bala mu koy yóbbu ci conseil municipal bi autorité administrative muy sous-préfet bi wala préfet wala gouverneur bi daf koy valider ba pare. léegi nag pour ñu
gën a jox autonomie collectivités locales yi le contrôle a priori boobu dañ ko génne def ko contrôle a posteriori maanaam décision bi dañ koy jël ba pare ñu doog ko yóbbu xool ko pour sous-préfet bi wala préfet wala gouverneur xool ko ndax am na conformité ak texte de loi yi donc maanaam mooy décision moom jël nañ ko soo amul conformité su fa na ko bloqué mais décision moom jël nañ ko ba pare après moom yeneen procédure donc loolu dafay jox benn pouvoir le maire boo xamante ni même ses adjoints parce que man moo fi nekkee ba léegi yaakaar naa ni li ñu def ci ay réunion bureau municipal matul ñett ci télé laay waxee nag la deuxième adjoint au maire mën na ma confirmer parce que bureau conseil municipal bureau municipal bi réunirul lu ëpp ñetti yoon le bureau municipal ak les présidents de commission réuniruñu lu ëpp benn yoon loolu muy dysfonctionnement boo xam te ni c'est dans ci administration bi la demee mais tax na yenn problème mënuloo ko régler alors mais pour revenir ci donc comme man j'avais pris sur moi la responsabilité que tant que maire mu ngi fi élection amagul dañ koy bàyyi ak teeyu bakkanam suñuy xalaat nag ñu koy jox bu ko bëggee su ko bëggatul ñu téye ko ak teeyu bakkanam mu gouverner parce que moom moo nekk ci bopp bi. mais da ngaa gis ni. léegi nag bu ñu tëggee élection ba jàpp date bi. ba fi mu toll nii ñuy wax ni dépôt de candidature yi dans 15 jours la. waaw bu boobaa nag ñu ngi ci pré-campagne. bu boobaa nag sañ naa àddu. ci gestion wu commune bi. mais may confirmer li tubaab di wax en un mot comme en 1000 mots. su ma ko doon wax ci benn baat. wala ma koy wax ci junni baat. benn la mooy commune bi ni ñu ko téye baaxul. ni ko maire bi téye baaxul. et il est temps que ñu changer loolu. du question nit nag. parce que man je ne fais jamais de débat de personne. man am na loo xamante ni ilaa yow mi di du ma génn sama gémmiñ mu jëm ci maire wala keneen ku mu mën ci doon parce que gëmuma affaire de nit. dama gëm ni dafay am yorin woo xamante ni bu rafetul nañ ko dindi ci loxo ki mu nekk jox ko keneen. monsieur Bathie tey par rapport ak ba léegi ñu ngi Benno Bokk Yaakaar dañoo gis ni man si sama analyse quoi ni Benno dafa séddaloo ñetti xaaj. waaw ñetti xaaj. benn xaaj bi def nañ conférence de presse. président Abdou ñu nga lim léegi ma nga fa woon. Djibika moo doon jàllale discours bi gis nañ fa ñoom Ndiaga Diène gis nañ fa ñoom Siré Ba gis nañ fa ñoo xam ni macha allah image yi wan nañu ko. muy benn xaaj gis nañ tamit ni beneen xaaj kon dafa dressé wu muy monsieur le maire ak Talla ak Adama Diop ak ñeneen ñi mu àndal mais gis nañ Bathie Ciss aussi moom kon tey mu mel ni moom moo nekk troisième xaaj bi ñetteelu xaaj bi ñetteelu xaaj boobu monsieur Bathie est-ce que. non du ñetteelu xaaj. waaw du ñetteelu xaaj kon lan la waaw. parce que gëmuma ni politique benn nit la. politique fi jamono toll. ay ensemble la. ak ay grands ensembles mais ñi mën a ànd ñooy ànd xaaj bi nga njëkk a lim keroog dama amutoon jot ñëw ci point de presse bi ci xaaj boobu. ci xaaj boobu moom man ak ñoom ñu ngi waxtaan. ci xaaj boobu ci xaaj boobu laa bokk démb d'ailleurs. kon ñaar nañ génn. ñaari xaaj la kon ñaari xaaj Benno Bokk Yaakaar fi mu toll nii nga bëgg nga bañ ko. waaw ñaari parti la. waaw ñaari parti yoo xam te nag waxtaanuñu. waxtaanuñu. amuñu relation te du léegi ah. mooy ñaari parti. waaw te du léegi boo xoolee depuis élection législative yi ci la Benno Bokk Yaakaar xaajoon ñaar je pense que Talla Diagne ak Adama Diop ak ñoom sëñ Mame Mor ñoom amuñu benn jafe-jafe individuel léegi Talla ñu ngi daje kër sëñ bi am na ñu nekk monsieur le maire. parce que le maire de Thiénaba waaye. nuyu naa ko nekk monsieur le maire. fu ma ko fekk naa ko nuyu. naa ko jox cëram. dëgg la. parce que loolu la ko yàlla jox. ba fii ñuy def élection. sëñ Mame Mor sama mag la. waaw sama mag la. sama mag la ci biir ak ci biti. ci biir. Adama Diop. sama grand la. ànd nañu ci lu bari. ci association ak mais bokkuñu gisin fi mu toll nii te loolu du lu bees je pense que Talla 2014 lañu ànd élection 2014 ak biñ koy fal moom au conseil des collectivités territoriales boobu moom yaakaar naa ne mu ngi màkk man damaa mobiliser ñi ma am ak samay conseils yëpp ñu ñëw
dem école Modou Kane yaakaar naa Thiès ñu wooteel ko pour que mu nekk au conseil des collectivités territoriales ci la ñu gëj a àndee wax ci politique ci la ñu gëj a àndee wax ci politique élection législative jaar na fi amee élection yeneen élection yi fi jaar de présidentielle jaar na fi ñu wooñu ñun ñëpp man ma dem ba këram parce que ministre Augustin Tine mu ngi fi doon ñëw ñu wax ñu li président bëgg boobu ñun ñëpp kenn bëggul président lay jàppale kenn ku nekk ci xam nga jàppale président mais boobu ba léegi donte jàppale nañ président am ñu woon ci ni ñuy jàppale président ba tey jii nii kenn ku nekk mu ngi jàppale président mais ànduñu ci ni ñuy jàppale président Macky Sall. waaw mais monsieur Bathie xam naa waxtu waa ngi dem te am na leneen lu ma bëgg a dugg bu ko defee ma génn rek wax ko bennoon tey nee naa woon sàng ñetti xaaj nga ne ma déedéet ñett ñaar la xaw ma nag Talla Seck moom laa xamul fan laa koy dugal waaw mais loolu après peut-être nañu njort ci ñun ñëpp dinañ booloo pour que président gis léegi man foofu laay jëm si woon fi ma jëm si woon mooy xaaj-xaaj yooyu ngeen def est-ce que yow yéen a ngi waxtaan déedéet ñu ngi waxtaan pour dajaloo Benno Bokk Yaakaar am dajaloo nekk benn force wa ila su fekkee aussi wax naa la ko sàng ni la su fekkee Benno Bokk Yaakaar investir na bàcc nan lay def par rapport ak ñooñu pour dajale leen su fekkee investir lu bàcc keneen la investir est-ce que bàcc pare na aussi pour diriger coalition boobu pour ñu rassembler wu dajaloo am benn objectif. waaw xam nga lépp c'est brièvement nag quoi ñu tënk waaw xam nga ñun man je suis très cohérent damay li may def damay bëgg mu lëkkaloo ak li may wax waaw ñu ngi ciy liggéey pour que coalition bi ñëpp àndandoo dajaloo Cheikh Samb mu dëkk Bangaay nekk fi responsable di coordonner parti Modou Fall waxtaan nañu ba war a mën a dajaloo mu ñëw di bokk ci li nga xam ne sumb nañ ko Mamour Gueye mi nga xamante ni moom moo fi nekkal PIT dëkk Touba Gueye woo naa ko ay yoon jot ñoo déggante Talla Seck ñu ngi waxtaan ak moom pour que ñu ñëpp ñu booloo def bloc pour que ñu wone ni ñun dañu bëgg changement à la tête de la mairie on n'est pas contre un individu nekkuñu di contre benn nit mais dañu bëgg mu am changement parce que Thiénaba dafa am beneen doxal bu xam ne war nañ ko doxee donc ñun ñu ngi dajaloo di waxtaan képp ku nga xam te jàpp nañ ni ay idées yu positive nga mën a indi soo ko indee ñu jël koo xamante ni nag ay idées yu négatif parce que du question de nit encore une fois Ndiamé ki war a doon maire ëllëg yàlla noppi na waaw nga ñaaw ci nga rafet ci mënoo tere loolu am waaye bu yëngatu jotee bu yëngatu ànd ko xel mais aussi ànd ko responsabilité ñun ci loolu lañ nekk ñu ngi woote may sant bu baax président bi parce que jotal na lu bari am ñu bari ñoo xam ne dem na waxtaan ak ñoom man mii it am na ñu bari ñoo xam ne dem na waxtaan ak ñoom ñu bëgg leen ñaari chose te lenn li day dépendre ci lu njëkk li mooy changement am à la tête de la commune beneen bi muy loolu ci lu leer mooy lan mooy waaw que Talla Diagne bañ a nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar loolu leer loolu yaakaar naa leer na waaw lu ñu bëgg léegi baal ma tuuti surtout fa Talla Diagne nekk candidat waaw loolu nag bu boobaa dinañu dajale ñun ñu dajaloo woon waxtaan xool ban comportement lañ ci am idée yi mën naa wute ban comportement dañuy am ci loolu mais est-ce que bu boobaa damay profité ak temps bi est-ce que bu boobaa tey buñ ne Talla Diagne mooy candidat bi ngeen xool ban comportement ngeen ci am ñii ni dañuy ànd ak Talla Diagne ñii ni ànduñoo ak Talla Diagne est-ce que yow boo bokkoon ci ñi àndul ak Talla Diagne est-ce que dàq na tamit tey monsieur Bathie ànd ak ñeneen ñi nga xamee ni ay parti opposition lañ ci te nekk bi Thiénaba dafa am ku ci mel ni ay mouvement Thiénaba Horizon ku ci mel ni waa Pastef fi nekk Moussa Ndongo ku ci mel ni waaw maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waaw Khalifa di ko féliciter di ko nuyu di ko encourager ci liggéey bu muy def parce que c'est un acteur politique bu indi lu bees bu indi communication bu bees bu indi discours bu bees buy accrocher jeunes yi di ko féliciter ci liggéey bu muy def su ma nit la su ma rakk la ñu bokk ay convergence yu bari ñu bokk ay xalaat yu bari di déggante di waxtaan Moussa Ndongo aussi suma grand la ñu bokkoon école ma xam ci moom mu nekk ni ku yaru ko am dal ak ñeneen ak ñeneen ni Gora Ndiaye ngi fi ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi ay yeneen candidat ngi fi Gouda Gueye ñoom ñëpp ku ci nekk maanaam ak moom
relation. est-ce que man du ma déclarer son candidature quoi. bu la neexee parce que nag. Thiénaba. parce que man war na maa jëm maanaam tool boo xamante ni du benn nit dong moo ko mën a bay. waaw keneen ku yor gopp dugg ci tool danaa war a sant gërëm la. waaw mbaykan waaw gëm sa bopp. mbaykan tamit dugg ci biir. waaw xam nga man li ma yàlla dogal Thiénaba. mooy amul kenn ku nekk ci public bi. muy acteur politique muy association. bu ma amal xaar ba yàlla. ku ci nekk mën naa waxtaan ak yow. waaw keroog bi ñu defee. est-ce que kon duñu wax monsieur Bathie Ciss le rassembleur. rassembleur xëy na tollu ma foofu. keroog bi ñu defee seen réunion yi. waaw fële ci siège u association Sopp Nabi bu Alaaji Diop bi. waaw dafa am ñu ñëw sama kër ñoom Mansour Dieye. ñu ne ma Thiénaba moo ñu yëkkati. ñu bëgg a dox ci lii dox ci lii dox ci lii. dañoo bëgg a dajale nit ñi waxtaan ak ñoom pour que Thiénaba ñu xool lu ñuy def ba mu gën a jëm kanam. Benno Bokk Yaakaar laa nekk. ndam terewul damaa jóg jël taal sa moto ànd ak ñi ma war a àndal dem ca réunion ba pour wan leen ni li ñu intéressé lu njëkk mooy Thiénaba donc couleur parti lu njëkk intéressé wuñu nañu xool nan la Thiénaba di baax ak ku ko mën di baaxam. alors bi ñu fa demee ñu waxtaan mais man du ma wax ci kaw wax ci suuf ba ñu waxee wax dama ne leen man Benno Bokk Yaakaar laa nekk parce que AFP laa nekk AFP mënu Benno Bokk Yaakaar. nekk deuxième personnalité de l'État. rax ci dolli man président kon ak lu mënti xew fa may nekk man nañu am un objectif mais objectif bi xarab Macky Sall bu ci bokkee man may génn. parce que Macky Sall àndal. ak lu mënti xew ànduma ak Ablaye Wade ànduma ak Sonko ànduma ak Macky Sall laa àndal. loolu leer donc fa ñuy waxee ma ne leen loolu day moom man moom moomu ñuru te yaakaar naa ne moom ñun ab ñun mais terewul bu fekkee mbiru Thiénaba la mën nañ ci waxtaan. ah ñoom bañ ci jógee dafa am nañ ci jataay boo xam ne boolewuñ ci ñu ne bëgguñu jiital ku bokk Benno Bokk Yaakaar comme ñoom nag bëgguñu jiital ku bokk Benno Bokk Yaakaar te man Benno Bokk Yaakaar laa nekk kon nag mënu maa nekk seen langue boobu waaye ak lu mënti xew li ñuy ñaan mooy Thiénaba ku fay ñëw ëllëg yàlla na nekk koo xamante ni moom Thiénaba moo ko intéressé pas boppam. macha allah monsieur Bathie yaakaar naa ni 45000 chrono yi bu ma la waxee ne la fi nekk nii ci fin bi lañ nekk ci cat li ay semaine moom moo ci des dana la xaw bett parce que waxtaan bi moo tëddee noonu waaye bañ koy confectionné tam xalaat nañ loolu ba ni kon dinañ permettre temps additionnel waaw comme mi-temps rek lay nekk quoi moom lañ lay jox déglu la nag man du ma ci dugg dama lay déglu tey monsieur Bathie Ciss bu nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar mairie bu Thiénaba tënkal ñu tuuti rek xam naa du nekk programme boo ficelé ndax peut-être sóoraale ko woon mais lan ngay jubbanti bu boobaa li ñu war a njëkk a jubbanti Thiénaba mooy delloo relation de confiance bu am entre municipalité bi ak population yi parce que population yi dafa am loo xam te ne dañ ko yor état bi def ci organisation te population bi moom ko état bi organisé li nga xam te ne moom population bi ñoo ko bokk muy le foncier te ñu gis ni Thiénaba dañu am problème foncier depuis très longtemps loolu commencé wul ak équipe municipale bii commencé wul ak équipe municipale bu ko jiituwul problème foncier wu Thiénaba dafa nekk loo xam te ne lu yàgg la parce que ni Thiénaba bindoo la Thiénaba dafa nekk dëkku sëriñ bi am ci cër am ci wàll ñu war koo jox cëram ak wàllam ba mu mat sëkk moo am ay dëkki cosaan yooyu am seen i suuf am seen i wàll am luñ doon doxe ñu war leen koo jox mais Thiénaba aussi nekk position bu stratégique wax nañ ni am nañ 22 kilomètres d'autoroute ñu ngi route nationale bi mu ngi traversé toute la commune de Thiénaba donc mu am potentiel bu nga xamante ni position moom moo ko may ba pare mu am démographie parce que nit ñi ñu ngi yokk Thiénaba nekk dëkk buy attirer ay nit ñu war a boole li nga xamante ni moom mooy contradiction wu jox nit ñi fu ñu dëkk ak utal nit ñi fu ñuy liggéeyee ci fànn bu ne moo xam ci mbay la moo xam ci càmm la moo xam ci industrie la mais ñu war ko def ci suuf loo xamante ni ay nit ñoom ñoo ko téye di ci liggéey kon le problème du foncier à Thiénaba c'est le premier problème à régler muy benn le deuxième problème à régler c'est la connectivité des localités yu nekk Thiénaba démb ñu ngi woon Thiel ak Dal Jàmm mais dañoo dem ba Thiès pour dem Thiel ak Dal Jàmm kon am nañu problème enclavement yoon daal problème yoon lu ñu war a lijjanti la troisième point parce que yoon li tax mu am solo mooy déjà circulation population yi
mu nga mën a jóge Bangaaj ñëw Thiénaba jóge Jaayaar ñëw Thiénaba jóge Daljam ñëw Thiénaba jóge Kër Baara ñëw Thiénaba wala Kër Banda ñëw Thiénaba wala jóge Kër Yaaba ñëw Thiénaba dafa am importance ci nit ñi parce que dafa am loo xam te nit ñi Thiénaba lañ koy wute muy benn yoon li tax mu am solo aussi mooy dafay lëkkale production ki nga xam te dafay produire ak ki nga xam te dafa soxla production bi il faut mu am leen lëkkale pour wii de moom waaw parce que la production maraîchère moo nekk fii ci xur bi bu ñu fexe woon ba mu ñëw Thiénaba ñu organiser circuit de distribution yi kon dana am beneen koom bu mu indil Thiénaba parce que Thiénaba gis nañ ni loolu ci troisième point bi la infrastructure de commercialisation des produits parce que Thiénaba dafa am ginnaaw fii ci ginnaaw gii ñu ngi fi bay bayu xur ci ginnaaw gii ñu ngi fi bay bayu nawet mais amuñu ba léegi espace boo xam te ne espace de commercialisation la kon loolu mu jëm ci marché mu jëm ci luuma loolu aussi beneen pàcc lu bu am solo leneen li nga xam te ne am na solo mooy affaire environnement njàmbe ñun ñëpp bi ñuy ku juddoo Thiénaba yaroo fi màggee fi ndaamaras darkase dafa bokk ci sa environnement soxna Luuti da lay fekk fii de ak jéeg ñan non dafa bokk ci sa environnement benn jour dama génn di dem kër aatu gis àll bi yëpp ñu dagg ko darkase ya fa nekkoon te ñun ñëpp suñu jeunesse darkase yooyu daf ci bokk te fi àdduna toll ci compréhension maanaam loolu da koy gis rek xam ni ki def lii moom amul xel ki def lii moom fi jamono toll jamono raw dox ndax darkase ak garab bu mu mënti doon da nga koy intégré ci système habitat bi doo ko dagg raser ko am na loo xam te ne xëy na mën nga koo dindi mais am na loo xam ne da nga koy intégré ci habitat bi loolu foofu la jamono toll aujourd'hui question climatique yi nga xam te ne bis bu ne ñu ne changement climatique yow boo nekkee ci localité boo xam te ne am na lu leen yàlla may te ba pare mu bokk ci liy jëmmal localité bi da nga koy da ngay def un plan boo xam ne da nga koy intégré ci biir yow li ngay def kon question environnementale c'est une question très importante bi ma rombee dara say ñu dal ko sama xol booru Mbadar importance bi mu am ci écosystème bi gis nga genre forêt yooyu genre mini forêt yooyu dañ ko war a conserver mais loolu il faut nga am une lecture du développement nga xam une compréhension des problématiques yu bees yi pour mën a comprendre loolu question de salubrité Thiénaba amuñu dëpp mbalit waaw bu normal te mbalit aujourd'hui c'est de l'or noir kon problème mu salubrité mbalit mi les ordures ménagères les ordures liquides les ordures solides war nañu mën a am système bu nga xamante ni gestion ordure lay doon c'est pas du lu extraordinaire mais lu ñu war a mën def la ensuite am na ay santé infrastructure yoo xamante ni lu ñu war a régler la comme démb bi ma déggee ñu ne Thiénaba je pense que ci mandature bi yëpp amul benn salle de classe bu fi mairie bi tabax dama am gàcce pendant 7 ans alors que l'éducation ak la santé sont les deux mamelles nourricières du développement kon santé ak éducation lu ñu mënti def loolu moom maanaam bokku sax ci classement bi loolu hors classement la dañu war a régler problème yooyu te ñu ngi sant bu baax Thiénaba am na lycée Thiénaba am na collège dégg nañ ni Thiénaba am nañ fi franco école collège franco arabe waaw loolu cant la mais il faut ñu organiser système boo xamante ni ñun daanaka dinañ ko dinañ mën a gérer yooyu yëpp mais su yooyu yëpp amee infrastructure yëpp am te ñun nag ñi nga xamante ne dañuy jàngee Thiénaba fii am entrée en sixième dem Xombal wala dem Thiès am ñoo xam te seen njàng fa la yàqoo responsabilité bu mag lañ am ci système éducatif bu Thiénaba parce que am na ñoo xamante ni njàmme ñun ñooñu gën a intelligent ñun ñuy mujjee jee continuer jàng am na ñooñu xam ne ñooñu ëppoon ay capacité intellectuelle yàlla dogal na seen njàng àggul parce que conditions yu neexul yu ñu dëkkeewul kon bu Thiénaba amee lycée Thiénaba am collège franco arabe kon ñi nga xamante ni ñooy doomi Thiénaba yor fi ay responsabilité loolu en dehors de la politique nañ def le tout bu conserver ces biens là je bàcc additionnel moom additionnel jeex na leen jërëjëf waaw xam naa di duuf ci nag bi xajul ci ci dañ la may nga tàggoo waaye di jaajëfal mbokk téléspectateurs yi nga xamee ni tamit ñoom boobu ba léegi ñu ngi ànd ak ñun di ñuy topp surtout nag waa diaspora bi ku ci mel ni Mas Mbeng ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal ku ci mel ni Mame Lay Faye depuis Gabon moom tamit chaque jour daf ñuy yónnee rek ay ndërëm di kontaan di rafetlu plateau bi Mor Diaw moom tamit moom Gabon la nekk moom tamit ñu ngi koy jaajëfal Ndiaga Dieng depuis Italie moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñu Mara suñu sëriñ Khalifa Seck depuis Paris moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ak waa diaspora bi ñoom ñëpp xam naa ni
dinañ ñëwaat ci ñoom dinañ am mbégte lool ci seeni message yi ñuy yónnee ci rafetlu rek liggéey bi waaye monsieur Bathie yow tam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci waxtaan yi macha allah concept la boo xam ne nii rek lañ koy defee mooy ñu toog waxtaan waaye maa ngi wax ni beraluñ ko kenn nee naa ndabu teraanga la boo xam ni képp koo xam ni mu ngi ñuy déglu te am lu ñu mën a dollil ci ndab loolu rek tàllal nañ ko loxo ñu waa Thiénaba TV bu defee ñu ñëw waxtaan en toute liberté fii nag pour duwuñ ko pour xas fi kenn sànniwuñu xel kenn dañuy waxtaan nag ngir askan wi ñuy déglu te ñu bokk ak ñoom localité bi ñu bokk ak ñoom réew mi ñoom tamit ñu xam seen ban toogaay lañ ci war a am loolu rek moom mooy objectif bi di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci di ñu gunge ci émission bi macha allah kon monsieur Bathie yaakaar naa dañu lay mayaat quelques minutes rek bu ko defee nga tàggoo. ñu yëkkati jotaay bi. jërëjëf sëñ Ndiamé ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla taxawaay bi nga am ci communication bi Thiénaba yal na ko yàlla gën a dëgëral. amiin yaa rabbi amiin. taxawaay bi nga am Thiénaba yi hors la communication yal na ko yàlla gën a dëgëral. amiin yaa rabbi parce que am na ñu nga xamante ni ay fierté lañ ci Thiénaba. ci profité di nuyuwaale son beneen grand bu am beneen taxaw na noonu muy Ndiouga Mbengue. waaw voilà macha allah moom dañu koy félicité di sant di gërëm. di dellu di nuyuwaat. waa Thiénaba yëpp. di ñaanal bayaas. yàlla na toogaay di nekk toogaayu ndam. yàlla na ko yàlla dëggal. lépp lu mu mébét. ci Thiénaba. yàlla na ko yàlla def. muy teraanga bu waa Thiénaba yëpp bokk. nga may ma nag. parce que nee nañ ku nekk da nga am bunt. waaw. man sama bunt ci Thiénaba day sa ñaara sama xarit waaw sa ñaara mu bay taal xaar bu baax ndax dañoo bokk papa ba pare mu nekk sama xarit ndax bay taal sama baay ñu nekk xarit ci profité du nuyuwaale xalifaam suñu Ibrahima Seck ak ñu ko bokkal ñëpp imam Maxtaar yal na yàlla dëggal seen taxawaay di nuyu njabootu waa njabootu maam Omar Ndak yëpp di wax ni kenn ku ci nekk fi mu nekk di fa def lu baax suñu sag la parce que ñun fu ñu génn ci àdduna bi Thiénaba la ñuy sagoo muy biir Sénégal muy feneen fu ñu mënti génn Thiénaba la ñuy sagoo dëgg la ndax am na foo xamante ni soo fa bokkee te muy fu baax non seulement da nga koy wane mais dafa am lu mu lay imposer am lu mu lay imposer ci comportement kon loolu ñu ci sant ñu ci gërëm ba ñu yàlla boolee fii boole ñu fi ci biir ak ci biti li jëm ci population Thiénaba yi ñu ngi leen di ñaanal di wax di leen félicité ci taxawaay parce que ñu ngi dugg ci nit ñi di déggante nit ñi di waxante nit ñi kon kenn ku ci nekk taxawaay bi nga am muy jeune muy jigéen ñi boo jaaree fii ci autoroute bi wala ci yoonu Mbour bi nga gis jigéen ñi Thiénaba yi ni ñuy daanee seen doole bañ ko leen yëpp dëgg la kon loolu war nañ leen cee félicité parce que ñun ñëpp suñu waajur yi fi la ñuy jaar parce que tey bu fekkee nit mën na dara ba nit di ko dégg na ko sant ay waajuram parce que sunu yaay yi dañ doon toog ci booru marché bi di jaay mango wala di jaay daamaraas nga manqué kaye ñu ñëw jox la kaye nga manqué daal ñu jënd la daalu plastique kon lépp lu ñu am nañ leen ko delloo di sant di gërëm di la gërëm di gërëm sëñ Abdou Mbacke mu nga xamante ni moo ñu fi toogal le coordonnateur toogaayam rafet lool toogaayam rafet lool yenn saa yi mu nekk ci àll waaw di gërëm ñi nga xamante ni ñoom nañu bokkal langue politique bi muy waa AFP waa Benno waa opposition bi di leen wax ni politique ñaaw nañu fexe ba comportement yi rafet parce que en dehors de la politique ñoo bokk Thiénaba macha allah en dehors de la politique doomu Thiénaba lañ te ñoo bokk Thiénaba muy lu wér a wér macha allah xam naa du ñu fàtte tamit Serigne Mor Talla Seck bu bàyyi Serigne Ousmane du noppi wala du tàyyi ci di ñu woo di ñu encouragé lépp loo xam ne def nañ ko fii Thiénaba ma nga Mbour mais da koy di dox moom tam ñu ngi koy jaajëfal ak njabootu Baye Ousmane comme tudd nga Mbour nag mën nuyu sama soxna bi yàlla na ko jàmm soxna Fama Seck soxna Fama xam naa ni da ngaa gént ni foofu laa jëm ndax sëñ Adama moom boo ko tuddee da ngay tudd soxna Fama rek Fama ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñaanal jàmm di seet suñu naataangoom yi rek ci kër gi macha allah di seet tam doom ya waaw suñu doom yi incha allah ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla def jàmm soxna su Balla moom la ñuy jël nuyoo njaboot gi yëpp teg ko ci loxoom doom njaboot geneen gi des macha allah xam naa ni di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal téléspectateurs yi waaye jaajëfal tamit équipe technique bi nga xamee ni ñoom ñooy nekk ci ginnaaw caméra yi Talla Sarr moo leen jiite ak Pape Serigne Sarr Alpha Ibrahima Sarr moo nekk ci technique bi macha allah joxante dig daje incha allah beneen dimanche rek bu 21h jotee fii ci Thiénaba TV.com Moussa Ndiaye ngeen moo àndoon ak yéen bye bye mu ngi lay jaajëfal bu baax
di la ziar. di kontaan bu baax a baax macha allah ci taxawaay. jërëjëf merci au revoir à la prochaine. seen jotaayu politique moo leen di indil 45 minutes chrono di émission buy dalal ay politiciens ay kilifa diine ay leader di amee fii ci Thiénaba TV émission boobu la ki leen koy defal mooy Moussa Ndiambe Gueye da ngeen ko xaar chaque dimanche bu 21h jotee fii ci Thiénaba TV.